effectivement El Hadj li nga xam ne moom moo di pandémie coronavirus mi ngi wéy quand même di sonal ñëpp et c'est partout ci àdduna wërngal këpp amul benn dëkk boo xamante ne instant bi nii feebar bi épargné na ko gis nañu tey après bëgguma moom c'est bon léegi ñu njëkkee kon Sénégal balaa ñuy dem ca France Sénégal tey rek par exemple 404 cas yu positifs la ñu am. Mais sur combien de personnes testées? Sur 2411 personnes testées après mooy déduction bi ñuy def chaque jour rek dañuy gis ne plus les tests ñu ngi yokku plus ñu xam ni feebar bi réellement mu ngi ci biir askan wi malheureusement donc tey muy taux de positivité boo xamante ne bu fort la plus de 16% et puis 404 cas bu ñu ko comptabiliser pratiquement ci cas record yi lay bokk 126 yi ñooy cas contact 2078 yi ñooy 278 yi plutôt ñooy ay cas communautaires yi instant bi élage mooy record bi ci li nga xamante ne moom moo di feebar bi moo jaaxal ñëpp par exemple semaine bi ñu génn rek en une semaine on a comptabilisé plus de 1000 cas communautaires mu doon loo xamante ne quand même lu bëri la booy seet pratiquement dëkk yi ci Sénégal yëpp ku nekk jël na wàllam tey ci cas communautaire yooyu la Thiès moom moo ci ëppale ak 29 cas Saint-Louis moo ci topp ak 25 ginnaaw gi Mbour ak Louga kenn ki 20 kenn ki 15 sinon goxaat yëpp parce que bu ñu ko dee lim tey duñu gaaw a dem yëpp pratiquement jël nañu seen wàll ci cas communautaire yooyu la 175 patients ñoom ñoo wér 54 ñoo nekk cas grave rien que bilan wu tey bi 10 personnes ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan mu doon quand même bilan bu nombre de décès yu luura bi mu fi duggee ak léegi Sénégal comptabilisé na 26 927 personnes yoo xamante ni am nañu jàngoroy coronavirus 22 145 yi wér nañu 638 ñoo ñàkk gum seen bakkan aujourd'hui 4143 personnes ñoo nekk sous traitement ci structure hospitalière yi nga xamante ne fa la ñuy jëlee en charge lépp lu jëm ci wàllu mbas mi te gis nañu ci njeexitalu ay bés bi ñu génn jëwriñ wala kilifa yi nga xamante ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu mbas mi ñi ngi doon wax ci lépp lu aajuwoo ci traitement bi ak li nga xamante ne moom mooy nombre de lits yi opérationnel ak yooyu donc daanaka à ce rythme dañuy daal di romb dañuy daal di romb effectif bi nga xamante ne bu ñuy wax prise en charge bi wax moom la ñuy daal di am donc loolu lépp ngir rek ñu gën a mën a moytu bu ñu jógee Sénégal dañuy dem ca biti réew Apulaay mën nañu commencer ak France bi nga xamante ni ñoom tëj nañu seen ay frontières ak dëkk yi nga xamante ne bokkuñu ci Union européenne bi malheureusement nouvelle décision bi mi ngi entrer en vigueur démb bi wala tey bi 0 heure jotee ñoom nag li ko waral mooy ay kaawu coronavirus yoo xamante ne xam nañ ni bëri na fépp ci àdduna ñoom ñu wax ni pour ñëw France il faut nga même su fekkee ni da nga jógee ci dëkk boo xamante ne ci Union européenne la bokk pour dugg France il faut nga présenter test boo xamante ne dafay négatif lu ni mel nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di travailleurs frontaliers yi rek la concerné wul sinon keneen ku fa war a ñëw jógee ci dëkk yi nga xamante ne ci Union européenne la ñu bokk il faut nga am test boo xamante ni dafa négatif ndax ñoom xam nañ ni da nga war a ñëw quoi genre urgence rendez-vous wala faju wala waaw loolu mooy tax xëj na nga mën a dem ndax wax nañ ni non seulement ni virus bi di propagé wu dafa bëri mais également li nga xamante ne moom moo di ay souches yu bees yu ñu nemmeeku ci virus bi te nit yi di ci nekk di ci def ay gëstu te amaguñu pratiquement lépp liñ ci soxla pour mën a xam naka lañ koy xeexee donc ñoom ils pensent que li gën a mën a dal xel pour le moment mooy ku ci nekk toog sa dëkk ñu wàññi dem yi ak dikk yi ñoom daal motif yi ñu joxe mooy gouvernement loo xamante ni li nga xamante ne moom mooy raison yu valable ngir ñu mën la bàyyi mooy loo xam ne ça rapport ak le gouvernement loo xamante ne wàllu santé la loo xam ne wàllu famille la wala wàllu liggéey mooy tax nga mën a am accès ci seen ay dëkk donc ñi nga xamante ne ñoom ñoo di aéroport yi dinañu gën a taral lépp lu jëm ci wàllu contrôle yi surtout ñi lu ñeel wàllu compagnie aérienne yi waaye également police frontalière yi police des frontières plutôt ñoom ñëpp dinañ ci taxaw ngir nit ñi gën a mën a sàmmante ak li nga xamante ne moom la ñu digle
ba tey dañuy des bitim réew ak dose vaccin yi nga xamante ni ñi ngi ko doon wax pour waa Union européenne ñoom nag yokkal nañ leen ndax ginnaaw bi nga xam ne am na ab pression boo xam ne teg nañ ko ci ñii di waa AstraZeneca nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu vaccin bi pour ñoom fi mu toll nii daal ñu wax ni dinañu yokk lu toll 30% ci livraison ci vaccin yi ndax nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Union européenne fi mu toll nii dañu ko soxla bu baax a baax donc ñoom wax nañ li nga xamante ne moom moo di faisabilité yi wax nañ li ñu sàkku li nga xam ne moom lañu bëgg ba aujourd'hui dinañ leen ko jox donc seen ay dose vaccin ñoom dinañ ko yokku day revenir ak un peu ci li ñu doon wax la dernière fois mooy boo amee benn indépendance wala économiquement nga mënal sa bopp xëy na tu peux te permettre am luxe wu ne lii laa bëgg nii lañ ma koy defalee ñu defalee la ko noonu ñoom ci jamono boo xamante ne ñu ngi xool ana naka la ñuy def ba vaccin yi gën a yokk ñëpp mën a vacciné wu en même temps ngir ñu jëlee fi coronavirus jàll ci leneen am na dëkk yoo xamante ne amuñu boobu luxe mënuñu ko aujourd'hui li ñu mën rek mooy xaar ñu leen di may ay ndànk dose ba ñu mën a vacciner ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko soxla et puis dañ koy teg par ordre de priorité ngir mën a xeex coronavirus donc El Hadj tey bu ñuy wax ci wàllu corona bi xëj na loolu mooy li ci gën a fës. mu ngoog donc loolu moo gën a fës ci.